jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yeeg ponk yi ca gën a fës woteek falak gox-goxaan yi nag nee nañ jàpp nañu ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2021 lu mu gàtt-gàtt nag nanu ko def rek ci bis boobee loolee nag mooy dogal bi nga xamante ni moom la ñu jël ki nga xamante ni moom mooy njiital ONG 3D di Moundiaye Cissé di ko rafetlu bu baax a baax moom nag bu weesoo loolu nee na it beneenub liggéey war nañu ko def rek ci dialogue national bi lu soxal Fatou Khady Seye ca diwaanu Touba ka nga xamante ni moo def njombele nag jamono ji ñuy wax ak yéen kon daal dinañ koy rek yóbbu mu fanaan nag guddeem gu njëkk kon ci kaso moom moomu ma nga sous mandat de dépôt ñu gën ko xam ci Cheikhouna Diop moo def yëf ya ñu ne sax dinañ ko àtte nag ca chambre criminelle bu tribunal bu Njaareem lay doon beneen ponk ci biir xibaar yi ñaar fukki hectares yi nga xamante ne nag nguurug Sénégal daf ko santaane woon nag ngir ñu dafa waxoon ne da koy joxe nag loolee ñu ngi ko ci xaar bu baax a baax muy nag ñu toj seen i kër ñu féete Tivaouane Peulh tey jii ñooñee ñoo lëkkaloo ak waa Gàddaay HLM Maris naka noonu ñu ne nag nguurug Sénégal daal li nga xamante ne wax na ko ci seen suuf soosu nag na ko def xeex ba nag wéetuñu ci ndax mouvement Frapp France Dégage gunge na leen ci bu baax a baax tàggat yaram lu soxal tour bu mujj bu préliminaire bu coupe CAF Génération Foot nag mujj naa toog donte sax ñi ngi doon am yaakaar ne dana jàll ndax bu ñu xoolee digganteem ak SAE FC bu Bénin ñi ngi dooroon benn bal ci dara waaye ci njeexital gi daal dañoo mujj nërmelu ba dem ci séance tir au but ca foofee nag la Génération Foot lajjee lauréat yu trophée ANPS ñu gën xam mbootaay bi ëmb taskatu xabaar yi ci wàllu tàggat yaram nag ni ñuy faral di joxe raay at mu ne def nañu ko atum 2019 Mbagnick Ndiaye judoka ba jox nañu ko rek meilleur sportif Sadio Mané tamit ñu gis ni mooy footballeur bu ñu gën a ràññee ak ñeneen ñu sargal mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee woon wateeg faluk gox-goxaan nag nañu ko amal rek lu mu gàtt-gàtt ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2021 loolee nag la ñu daal di jël ñi dogal mu doon loo xamante ni njiital ONG 3D di Moundiaye Cissé mi ngi koy rafetlu bu baax a baax nee na jéego la waaye nag war nañu liggéey tamit ci dialogue national bi mu mel ni nag kii di honorable député El Hadj Malick Guèye moom am na loo xamante ne rek mi ngi koy ŋàññi jamono ji ñu wax ak yéen Fatimata Touré ci génn société civile ngir daati addu ci li nga xam ni rek moo di élection locale yi ñu daat koy amal ci juin 2020 nekk na li nga xam ni nag dafa mel ni rek lu ñu bëggoon mu ngi ci yoon bi ngir am 24 heures gannaaw ba ñu génnee ministre Aly Ngouille Ndiaye daati yóbbu amendement ci assemblée nationale ñu daat koy valider ngir rek daati pousse élection yi ba 28 mars 2021 ki nga xam ni moo di coordonnateur ONG 3D di ko rafetlu. li tax ñu génne mooy musul am Sénégal ñu reporté ko. yokk mandat yi te waxuñu ba kaña au plus tard donc tey bu état ñëwee dugal ci loolu wax ne bon au plus tard le 28 mars 2021 dañ koy rafetlu président bi nga xam moo war a def maintenant date bi ñu ngi koy continuer ñaax pour mu bañ a génne juin 2020. amendement boobu nag warul woon nekk bu ñu sukkandikoo ci cadre député El Hadji Malick Guèye. yow joxe nga benn texte ñu jox ñu ko pendant presque une semaine ñu lire ko ñu ñëw matin bi le gouvernement def amendement te texte bi dañu waxoon nañu élection yi reporté nañ ko yam foofu ñu tey xëy suba ñu ne ñu reporté nañ ko mais au plus tard 2021 sunu beneen collègue def na amendement ñu rejeté amendement am ne élection yi nañ bind sur le texte que mënta weesu décembre 2020. parce que ñun loolu la ñu wax loolu mooy proposition pôle de l'opposition. waaye tamit ñoom ñaar ñëpp di ñaaru rek yéexaay bi nga xam ne rek dialogue national bi am na ko. ñun diir bi dañu waxoon 29 séances maanaam ñaar fukki rencontre ak juróom-ñeent léegi ñu ngi ci fanweeri rencontre ak juróom ak ñeent dafay laaj ñun ñu ngi non attends il faut que ñu wax fan lañ jëm. le président Famara Sagna bañ ko falee Sénégal yëpp a tàccu mais installé wuñ ko officiellement te am na décision yoo xam ni. foog moom parafe ko. ñu daat koy dëkkmaloon ci weeru décembre 2019 daat koy reporté tey jii nag député El Hadji Malick Guèye jàpp na ni sax élection locale yi nga xam ne ñu ngi wax ne dina am ci 2021 wóorul mu am ndaxte bu ñu jàppee ni rek élection législative war na am ci 2022 bi.
ñu koy jaajëfal Fatimata Touré mbootaay gi nga xamante ni moo ëmb maire yu Sénégal ñoom nag ci kanamu jëwriñ ji ñu dénk goxaan yi wax nañu la ñu bëgg muy nag projet boobu ñu duppee projet ñu gën ko xam ci xeex wàllu mbënn mi ak coppiteeg jaww ji la ñu bëgg nag ñu daal di koy rek jëmmal ci fépp foo xamante ne nii mbënn mi ngi fa fii ci réew mi ndax gis nañu ne projet boobu kon gis nañu ci ay jéego ci banlieue bu Ndakaaru ñu jàpp na nag ne projet boobu atum 2019 ci la fas yéene jeex agence de développement municipal moom moo jiite boobeep projet Abdourahmane Diallo ci leeral. projet bii nga xam ne dafa jëm ci fexe defar ay jumtuwaay yuy tax ba ndoxum taw bi wala boog taxawu coppite yu am ci jaww ji tax na ba gox yu mel ni Pikine Guédiawaye lii di mbënn mi sonnalatu leen bu baax li ni mel sax a tax kuréel gu ëmb meeru Sénégal yi bëgg projet bi ni mel ñu yóbbu ko tamit ci gox yi nga xam ne mbënn mi sonnal na leen loolu nag ñu ngi koy wax ci kanamu ministre collectivité territoriale Omar Gueye di dalal seeni xel. li ñu gis mooy fépp fu projet bi jaar inondation amatu fa te li may wax lu ñu mën a lu làmb daj lañ koy wax te ci biir jataay bi gis naa fi maire Dalifort boo ko laajee nu Dalifort meloon avant projet bi di ñëw ak ni mu mel tey ñun dem nañ fa weer ci ginnaaw mais li ñu gis mooy inondation amatu fa donc projet lu am njëriñ la loo xam ni modèle la boo xam ni en tout cas fu ñu ko appliquer rek dinañ gis ne dina dox. projet bii nga xam ni nag waa Banque mondiale ak Fonds nordique bu développement ñoo ci daal di dugal seeni loxo waa agence de développement municipal ñoo ko yor. projet bi nag ñun contrairement ak li xewoon ñun dañoo ut beneen yoon bi ñu ut mooy fexe ba fuñ jaar rek inondation kenn dootu fa déggati fexe également ba li ñuy def pour lutter inondation yi duñ utiliser ay moto pompe duñ utiliser vraiment pompage ak carburant yi dul jeex. dañuy jël rek xool ndox mi fu mu waroon a jaar rek li ñu naan wax ndox du waat fàtte yoonam ñu jëlaat yoonu ndox yi ñu indiwaat ko teg ko ba nga xam ne ni ndox bi bu tawee day jaar fi mu waroon a jaar dem fi mu war a dem. projet bii nga xam ni dafa jëm ci wàllum def ay jumtuwaay ngir xeex mbënn mi ak jafe-jafe wu jaww ji mu ngi tàmbali ci atum 2012 ci décembre 2019 bii lay jeex projet boobu nag lu toll ak juróom-benn fukki milliards dugal nañ ko ci gox yu mel ni Pikine Guédiawaye Saint-Louis ak pôle urbain bu Diamniadio. niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi muy nag faat soxna si ñu naan Khady Sène ca Touba Mbacké jamono ji nag ma nga sa sous mandat de dépôt fanaan nag guddeem gu njëkk ca kaso ñu gën ko xam ci Cheikhna Diop moo def njombe la moom nag ba ñu ko laajee ci kanamu enquêteur ya weddiwul nee na moo rey soxna soosu waaye jàppale nit daañu ko àtte rek ca chambre criminelle bu ëttu attekaay bu nekk ca Njaareem ñu daal di àddu nag ci déglu bi nga xamante ni ñi ngi koy déglu démb ba tey mbooleem koo xamante ne nag yëkkati woon ngay tuuma ci mbirum Petro-Tim tey ji nag Birahim Seck bu coordonnateur bu forum civil Abdoul Mbaye mi nekkoon njiitu jëwriñ fii ci réew mi ñoom jot nañu leen a déglu rek ci mbir moomu kii nag di Abdoul Mbaye la mu waxoon démb la waxaat tey jile ci mbirum nag Franck Timis moom yi nee na lu soxal jokkalante marché boobu am na nag njuuj njaaj lu mu biral la moom Abdoul Mbaye waaye nag lu soxal ni yoon di doxee ci mbir mi moo amu ci yaakaar benn yoon ndax jàpp na ni yoon fii ci Sénégal nag nañu koo xocc Aminata Mbaye Sow. jàkkaarloo ak doyen du juge bi di wéy Abdoul Mbaye nekkoon fi premier ministre tey jëlee moo demoon wuyu ji ngir andi ay leeral ci dossier bi ñuy woowee Petro-Tim Aliou Sall. waaye ñu oote tey nag doyen des juges topp lii nga xam ne lii dooroon nañ ko ci enquête police muy au témoin ci wàllu boobu nag la ñëwoon tey ñu laajte li nga xam ne lii li ma wax rek mooy dëggal li nga xam ne lii waxoon naa ko ca ca weeru juin bi wees. daal dinay xamle ne dossier yi ak pièces yi war yëpp ngir Sénégalais yi am lu leer ci mbirum Petro-Tim boobule daal dina koy déposé ci tableau enquêteur yi lee. teg loolu laa ko jëkk a wax li ma ne man de li ma wax du ma ci dellu ginnaaw li ma wax jël naa ay document ba mu mat sëkk yaakaar naa ëpp na téeméeru page sax teg ko seen loxo mu ne waaw waaye dafa am loo xam ne dama bëgg ñu dellu si ci waaw. waaye moom am na xel ñaar ci suite dossier bi lee ngir dëgg bi feeñ. maa ngi ci li ma waxoon te duma ci génn procédure bii nga xam ne mi ngi daw man xanaa ñu seet yéen ay journaliste dinañ ëllëg soriwul ay gëmuma ci gëmuma ko waaye nee nañ seet suñu plainte mi nag loolu moom gëm naa ko ndax fi metti la ñu teg suñu loxo.
beneen étape daal di jubati ci mbir moomulee muy face à face ak doyen des juges ñoom ñëpp nag ñuy xaar ñu andi ay leeral ngir sénégalais yi xam fu dëgg féete. Sénégalais yi xam fu dëgg féete Aminata Mbaare Sow fële moom ca Tëngéej nag teg nañu loxo juróom-benn doomu aadama bu weesoo nag nigérian yi ñu teg loxo ci Wakaam ni ki bërki démb fële ca Tëngéej teg nañu fa yeneen i nigérian loxo ñooñee juróom-benn lañu ñoom it naroon a def rek nag sudul noonu bokk na ca ñaar ñoo xamante ne ay xale lañu waaye tamit kenn ka nee nañ rek ab sénégalais la am na ca koo xamante ne nag sa tànk ba sax dafa mujjee damm ndax dafa doon jéem a rek xawee ko ca étage ngir rëcc ca quartier boobu ñu naan cité Sokabep lu soxalit ñenn ña gis nañu ne dañoo rëcc daal di réer waaye nag gis nañu ne rek ne ñu nga ubbi ab enquête ci mbir moomu dinañ ci dellusiwaat ñu wax ci leneen muy nag ñaar fukki hectares yi nga xamante ni nguurug Sénégal dafa wax ni daf koy jébbal ñi nga xamante ne nag dañoo toj seen i kër rawatina ak ñu féete ca Tiwaawoon Pël loolu nag la ñuy xaar ñoom ñooñu ñu féete ca Gàddaay it naka noonu ba ci ñi nga xamante ne ñoo féete ci HLM Mariste xeex nag la ñu daal di def longo waaye wetuñu ci ndax mouvement frappe France dégage moo leen ci fas yéene gunge bu baax a baax dañu ci ànd ak Aïssata Gueye Ba. lim bi toll na ci ñett waaye ñoom ñëpp ñoo bokk li leen yëkkati moo di coowum suuf mi ay impacté bu Tiwaawoon Pël HLM Mariste ak li ci mel ni Gàddaay daal di rek lëkkaloo ngir mën a jot ci seen i kër. ñi ngi wax le président Macky Sall décision bi mu jël jox victime 20 hectares victime yi ñu ngi koy xaar. def nañ ci seen bëgg-bëgg def nañ ci seen yaakaar te dootu xalaat tooguñu sax di xalaat ni nga ni 20 hectares yooyu dinañ ko jëlaat di ko jox Massamba wala di ko jox Mendem quitte à ce que site boobu ñu def ko ay cimetière tuddee ko Bakhiya 2 dem tëdd fa ñun ñëpp am fa suñuy bàmmeel moom mu ko gën a. ab mbooloo bu ñu fas yéene yaatal ngir am li ñu bëgg. naxar na loolu yëpp wax président Macky Sall mu jóg ci jafe-jafe yi mu 20 hectares yi mu waxoon waa Tivaouane Peulh mu jox leen ko ñu mun tabaxaat seen kër impasse yi ñu leen amal nañ leen fay. ba pare ñu respecté seen i accord ñu respecté seen i kàddu fépp fu am jafe-jafe suuf nañ ko saafara mënatuñu seetaan golo di bëy baabun di dundee mënatuñu seetaan ay borom barke ñëw di aakimoo suñu kër di aakimoo suñu suuf ñun ñi nga xam ne suñu loxo jotul suñu ginnaaw. ab marche la ñuy waajal fi léegi fan ngir nguur gi mën see ut ay saafara. waaye itam wax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dund li ñuy dund ñu ngi leen di tàllal loxo ne leen xeex bi benn la. ba pare li kenn ñaar mën ñett wala ñeent ñoo ko dàq di waajal nag ab manifestation ab doxu ñaxtu ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre jógee place de l'Obélisque jëm RTS donc ñun ñëpp muy ay démocrate muy ay mbootaay muy mouvement citoyen yi muy ñi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe suuf wala kër nañu ñëw ñu ngi leen di tàllal loxo ñu ñëw jàpp ci xeex bi. te ñii di autorité yi tàmbali woon ay waxtaan semaine bee passé ak ñii di copropriétaire bu HLM Mariste ñoom ñee di ñaan rek autorité yi respecté seenu kàddu ngir ñu mën a am ay dëkkuwaay. ñu wax ci wàllu njàng mi ak waa G20 yi nga xamante ne nag ñoo ngay yëglu ñoom ñooñee nag ñu ne boo moyul nag ci grève la ñu jëm muy grève nag weerub yàlla tax na ba tey ji nag ñu yëglu ci mbir moomee di sàkk nguurug Sénégal li nga xamante ne waxoon na ko xaatim ko ci atum 2014 mu fexe ba jëfe ko ñuy sàkkit ba tey ci nguurug Sénégal mu jox leen rek milliards yi nga xamante ni moom la leen yoreel muy nag dàmbo ak ñamu àndal Maguette Soare Diallo. ginnaaw bi ñu signé protocole d'accord diggante état bu Sénégal ak kuréel bi ëmb jàngalekat ci atum 2014 waa G20 seetlu ni benn avancée amu ci syndicalistes yi loolu moo tax ñu déposé ab préavis de grève ngir fàttali nguur gi accord yi ñu signé ba pare. na delloo na jox jàngalekat bu ne kayitam bu ci waree jot boobu mooy première ñaxtu bi. ñaareelu ñaxtu bi mooy jàngalekat danoo ameel bor bi toll ci téeméeri milliards waaye ku sa mbootu jotul waroo booti gamb loolu olof yi wax kon nag moom comme mi ngi def lu ko neex di guutaandaat nañu jox sunu téeméeri milliards yim ñu ameel dañoo bëgg jàngalekat yi comme ndóolal nañ leen ba nu ndóol bor bi leen ameel muy téeméeri milliards na leen ko fay ci nu mu gën a gaawe boobu mënatu la xaar ren leen bëgg ñu fay ñu sunu xaalis. ñi bokk ci G20 bi xamle ni année scolaire bi dina bëri ay jafe-jafe su fekkee ni état bi day continuer bañ leen a gëstu. loolu lu leer la parce que ñun bu ñu déposé ñun G20 sunu préavis de grève muy dañoo pare pour xeex ñun moom pare nañ pour xeex jàngalekat yi nee nañu ñëw leen ci terrain bi wax ak ñun ngeen leeral ñu li ngeen bëgg a xeex parce que ñun xam nañ suñ tur ngeen di xeex. waaye jàngalekat yi ñoom fësal nañu seen détermination moo ñu jox cër ak yelleef bu jàngalekat yi. plan d'action bi nag li ñu bëgg a def
mooy dañuy jàmmaarloo ak nguur gi ca niñ ko daan defee daañ def suñuy sitting daañ def suñuy marche incha allah ci Dakar ak ci région yi daanu joxe suñuy mot d'ordre de grève jàngalekat yi duñu faste xànc ak moroomam xeeti xeex yooyu nga xam ni ñun ku ñu xam ni loolu xam nañ ñun koy defee waxati ma nag jàngalekat yi ni ñu pare nañ ñoom pour ànd ak ñun. seen préavis de grève bés bu jeexee G20 bi moom pare na rek ngir jàkkaarloo ak état bu Sénégal ngir sàmm ñoom li ñu moom te itam corps enseignant bi mu daal di koy delloo dignitéem. ñu yegg ba Kaolack wax rek ci gàmmu gi nga xamante ni ñu ngi koy waajal marché ba nag ñu ne lépp yemb na fexe nañu nag ba askan wa daal du ñu am benn jafe-jafe ci mbooleem lu ñu soxla jëruñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak njaay mi ma nga woon foofu ak directeur bu Sénélec dañu ci ànd ak Ibrahima Diame. amul benn jafe-jafe ci wàllu approvisionnement marché bi jamono ji ñu dëgmal kon lii di gàmmu bi assurance yi nag ñu ngi tukkee ci kii di ministre du commerce Aminata Assome Diatta defoon doxum nemmeeku ci magasin de stockage yi wërale marché central bu Kaolack ginnaaw nag bi mu fa jógee la daal di ko xamle ci kër xalif général bu Medina Baye. donc bu ñu jubloo ci événement yu toll nii comme gàmmu gi jaadu na ku ci nekk ci sa secteur nga dem xool ndax. lépp li nga xamante ne état war na koo def nañ ko donc tey jii bi ñu xëysee dañu dem ci marché yi xool ndax produit yi fi nekk dina mën a doy ci gàmmu gi alhamdulilah bi ñu ñëwee gis nañ ni commerçant yi jël nañu matuwaay yëpp amuñu ay problème pour approvisionner marché bi te bu amee stabilité boobu dañuy am tamit stabilité ci wàllum prix donc mu nekk loo xamante ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. jamono jooju itam kii di directeur général de la Sénélec di Pape Demba Bitèye moom itam mu ngi doon def doxum nemmeeku ci kilifay diine yi ngir wax leen dispositif bi nga xam ni waa Sénélec engagé nañ ko pour mën a joxe courant ci anam yu mucc ayib ci biir événement bi de. bu ñu ñëwee nag li ñu fi gis dal na suñu xel ndaxte yàlla def na tey Kaolack bi mun nañ ko alimenter à partir de Kahone. mun nañ ko alimenter à partir de Fatick mais mun nañ ko alimenter aussi à partir de Touba te alimentation yëpp bu ci nekk attan na ville Kaolack kon boog yaakaar nañ ne bu ñu yàlla defalee sutura ak jàmm gàmmu gi duñu ci am problème courant. mu mel ni kon kilifa yi tàmbali di def seen doxum nemmeeku taxaw nañu rek ngir lépp jaar yoon ci organisation xew-xew bu mag bile mu tombe nag waa Medina Baye ñu ngi raxas jumaay di setal mbedd yi ngir mën a dalal junni taalibe yi fi teew at bu jot. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi tour bu mujj bu préliminaire coupe CAF génération foot nag da caa daal di rek lajj donte sax xamoon nañu yaakaar diggam nag ak SAEFC ndax dooroon na sax benn bal ci dara waaye mujjantal gi nag dafa amoon ay jafe-jafe ba ñu mujjoon a yegg sax ci séance tir au but bi foofee nag la daal di lajjee ñee am ñeent génération foot am ñetti ñu des ba tey ci tàggat yaram wax nag ci lauréat yi nga xamante ni mbootaay gëmb taskatu xabaar yi di yëngu ci wàllu tàggat yaram def nañu ko at mu ne nag ñuy joxe rek sargal ci ñu gën a ràññee fii ci réew mi bokk na ci Mbagnick Ndiaye ci wàllu ko judo la kii di Sadio Mané nag ñu gis ni mooy footballeur bu ñu gën a ràññee Modou Lo it tabb nañu ko rek kon mbër mu gën a xarañ ci at mi Cheikh Sadibou Diarra. turam yu bees yi nga xam ne moom la génne association nationale de la presse sportive ñu naan ko ANPS ñi nga xam ne nag ñoom la ñu tànn ñu gën a xarañ ci wàllu tàggat yaram ci atum 2019 xam nañ leen li jëm ci meilleur sportif nag bi nga xam ne léegi ñu ngi ko tuddee Amadou Diaba kii di judoka bi di Mbagnick Ndiaye moom moo ko gagné moom moo nekk champion d'Afrique ci catégorie plus de 100 kilos waaye trophée Jules François Bocandé muy remplacer ballon d'or sénégalais Sadio Mané moom moo ko jël mu nekk juróom-benneeli yoon mu koy tegle international sénégalais bu Liverpool bii nag mu daal def saison bu exceptionnelle niki at mi daal di nekk nag meilleur buteur bu championnat bu Angleterre jël trophée Ligue des champions nekk deuxième ci championnat bu Angleterre naka noonu nekk médaille d'argent ci Coupe d'Afrique bi weesu ca Égypte. ci wàllu bëre Modou Lo bu écurie Rock Énergie moom moo jël trophée bi ñu dippee Abdourahmane Ndiaye Falang bi nga xam ne nag moom mooy neexal ki gën a xarañ ci wàllu làmb bu ànd ak dóor moom mi nga xam ne nag moom moo daan Eumeu Sène daal di nekk buuru làmb bu bees bi général Malika nag moom ci wàllu bëre bi nga xam ne amul dóor di bëre simple moom moo jël nag lii di trophée bi
ndax nag ci atum ren mi moom moo gagné ki nga xam ne moom moo nekk phénomène boobu di rëg-rëg nga xam ne wàllu bëre simple ñëpp ràññee nañ ko ci. jour bi nga xam ne nag moo gën a xarañ ci wàllu football fii ci biir réew mi Jean Barthélemy Diouf la doon nekkoon nag ca génération foot nekkoon champion bu Sénégal attaquant boobu nag moo nekkoon deuxième meilleur buteur ci wàllu Ligue 1 bi daal di dugal fukk ak benn ci ay but. cérémonie bi nga xam ne nag ci lañ leen joxe yooyu prix ñu ngi ko jàpp juróom-ñetti fan ci weeru décembre bii di ñëw ci musée des civilisations. mu nekkoon leeral yu Pape Fara ñi ngi mbokk yi jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci teewlu bi sant ñi fare woon ci machine bi ci Soir d'info.